mais ça xoolal gi laisse les bagages au milieu du marché. ana responsable marché bi amoon fi muy def sama marché bi. man mii ci laa bokk cantine bi man maa ko moom. ah. cantine bi. waaw maa ko moom. yaa moom cantine samay bagages a ngi ci biir mais wala suma seetu. waaw léegi yéen bu ñuy sotti fii lii xanaa yéen néew leen fi woon. ah ankay luñ ci mën ah fii koo fi taxaw wax ko mu saagal ndey nga xeex ak ñoom bu ngeen xeexee ngeen dem ci yoon te man aw ma jot a xeex ak kenn aw ma jot a wax kenn du bon. samay doom laa daan teg fii gis nga borom place bi ay frigo fi nekk day doon jaay ndox ay doom la fi tegoon ma teg fi samay doom mais ku ñëw boo ne cay mu ne la son papa mu ne nangam la sa papa nangam waa mairie ñoo fi def mbalit mi seen yoon nekku ci mënu leen ci dara parce que ñoom ñoo war a seet fuñ ko def mais maa mairie bañ ko fii def itam ñun fële la ñu waxoon ñu yem fa buñ ko sottee bu ay quelques jours ñu ñëw jël ko mais mujjuñ faa yem gis nga ko ñëw nañ ba fii te ñii sax ñoo arrêté nii de waaye day dem day continuer ci loolu lañ nekk waaw bon comme nii man sama kay cantine nga nii ci yii yëpp am nañ borom cantine yi yëpp am nañ borom bu ci amul borom amul te ñëpp seeni borom dañuy fay wallahi asi waaw man nag dañoo taxaw ñu ne am na ñu bëri ne nee na feetuñu may ne man de dinaa fay bàyyi ci loxo yàlla parce que man sama bagage mu ngi ci biir mënuma sama bagage nekk ci biir ma ne du ma fay déedéet du ma ko def waaw waaw mais nag sama bagage mu ngi ci biir noonu maa ngi fay de weer wu dee ma fay waaw mais xam nga loolu moom yow yaa ñu ko sañ a wax boo ñu ko waxee ma dëgër ci waaye man keneen moom mënu ma koo wax ma kii ci waaw. bi ne ko fii dafa am mbalit sax yaa ngi nii dañuy arrêté juuti bi xam nga lu mu ñu wax bañ lii kañ la nga dëgg sa kii du kër kenn juuti bi mu wax loolu moo ñu tontu loolu alors que man bëggoon naa maire bi mu ñëw fii man ma àggee ko loolu parce que warul wax ak ñoom loolu parce que moom ñun ñoo ko fi teg si ñun lañ koy fay moom ci boppam mais soo bëggee bu la kat am nga dem tëdd sa kër fii du sa kër fii marché la. fii marché la kooku ñun ñoo du ko war a yoon setal. du yoon ñun ñoo koy fay. set bi ñun ñoo ko war a setal. waaw. bëgg naa itam président marché bi nga jàppale ñu ci marché bi dafa tëju parce que li ko tëj xoolal man mii di wax ak yow sama cantine bi ak yii ñoo ko tëj déedéet yi ci ginnaaw amul problème gis nga nii buñ ko dindi woon rapport yi tëj mal bi suñu ko dindi woon yii taxaw yaa nga dégg fii ku fi teg sab njaay di ko jaay ki ndugg fële dina la gis mën a ñëw jënd si fii mais soo tegee fii sa njaay def fii sa njaay ki ndégg dugg fële jënd si jën du la mën a gis de pour jënd si bagage lii su dañu ti itam lii itam bu fi mbali mi dañuy itam cantine gi du dem ndax loolu moo ko yàq première marché bi feesoon na del mais problème bii moo ko yàq dafa tëju waaw su cantine yi dañoon ñu defar ko waaw mën a wàcc si gis bagage yi nekk fii waaw fee mooy guwaanaa ba waa nekkoon marché ba waaw ñoo ñëwoon fii waaw mais bañ fi ñëwee taxawuñ fi dañoo daal di dem bàyyiwaat ñu fi ñun nag tout le temps ñu ngi fi waaw mot na juróomi at man maa ngi fii ak ñeneen ñoo xam am nañ fi ay fukki at waaw am na ñu moo fi jiitu ñoo xam am nañ fi ay fukki at waaw waaw. dañ ko war a toj ubbi marché bi ak yii. léegi lépp day bokk nekk benn marché loolu moo jaadu. teeru waa ji wala soble bi. wala yoom ay maseem wala ay kiyam nga daal di ñëw jënd fa sas kaani sas poobar mais fii bu saar ñëwee def ci poobaram ak kaaneem ak maseem ak soblem kenn dugg jën fale ci kaw maal bi du ko gis pour du gis fi de du ko gis léegi saar dafay teg ay bagaasam ba bagaasam yooyu yàqu te fekk na banque la dem jënd leb ko fa ñorul ñaar dërëm pere la def ñëw jënd teg fi waaw non loolu lii bu dañee dépôt dootul am boo déggee dépôt marché bee doxut ay ñeneen jóge fële ñëw def ko dépôt mais su fekkee lii dañ na boo ma marché yu ubbi dépôt dootu fi am nit ñi dañuy xëccoo man fii laa nekk chaque jour nit ñëw bëgg place fii laa nekk lu ma ci ëmp amu ci waaw yaa ngi dégg fii laa nekk lu ma ci ëmp amu ci gis nga bés pour lii dañee brodure bii bu dañee ba maal bi jàkkaarloo cantine yii wër yaa ngi dégg lu fi waay def dina jar incha allah too boobaa suñ marché bi dina dem parce que ñun marché bi dem rek lañ bëgg ndax bu demee suñ njëriñ la waaw waaw. voilà man si marché bi laa nekk maay porte parole bi mbalit bi
li gën a nekk problème mooy amuñu fuñ ko tuur aussi amuñu fuñ ko tuur suñ ko tuur fii amuñu fuñ ko tuur parce que fii leen bëggoon a génn tuur ko ñu ne non waa koñ bi noonu fii duñ ko tuur en même temps fii marché la léegi nag il faut ngeen utal ñu foo xamante ni ñoom balekat yi marché suñu marché bale ba pare ñu dem tuur ko foofu place boo xamante ni foofu lañ koy tuur comprendre léegi nag problème ay kii fii dafa doxut ji nga fii même su fekkante ne mbalit mi jóg na fii doxut fii depuis 2003 ba léegi amul nit comprendre si am na ay dépôt mais soo fi toogee da nga fay génnaat doxut léegi nag fii nii si ginnaaw guwaanaa bi ne Bukot ñoom su ban fi nekkee fii macha allah doxoon na day fees del léegi nag loolu nag il faut mu ànd ak mesure d'accompagnement boo xamante ni ñoom dañ fi mën a ñëw toog parce que suñ fi toog tamit fii day gën di dee rek du dox comprendre nga fii il faut rek gars yi ñëw te gars yi suñu ñëwit aussi il faut mu am suivi du am njariñ waaw du am boobee bu ngeen bëggee mu libre da ngeen fay teg ñu fay nekk suba ba ngoon kenn du fa dugg kenn du fa toog kenn du fa jaay bu ko defee fii mën a dund bëggal nañ la ndam lool ci dëkk bi waaye lii mooy li koy dundal jàppale leen nu marché bi dox Bukot mën a libre ña ca biir mën a jaay ti leen gi it mën a dox waaye goanaa Bukot benn mu mel ñaaw na fii itam widd nii kenn nekkatu fi tamit ay place yu ñu jox ay néew doole ñu war fee jaay ñëpp di buuxante bee bu fajaree loolu man maa nga fee ci buntu man waa Touba la. waa Touba nga. waa Touba nga. ak karati. yow fi nga dëkk. waaw non Seneweb laa bëgg ki doon posé question bi léegi rek. bon. Ndiaye Diène yow waa fan nga. waa Kaolack nga. très bien xam nga c'était pour question bi ñu ma posé léegi mooy ñun ñi ñëpp Sénégal fii yéen ñëpp fi ngeen dëkk ndax nit foo nekk installé fa di fa liggéey di fa am sa wërsëg am fa njaboot foofu nga dëkk dégg nga cosaan yow Touba nga cosaanoo yow Touba nga yow Kaolack nga cosaanoo waaye waa Ziguinchor ngeen dégg ndax fi ngeen di liggéey am fi kër di fi fay lempo alors mais tontu bi ma ko bëggoon tontu rek dama ko wax léegi daf ma laaj problème bi ñu am ak ndaw ñi ñoom nee nañu à part Jakarta amuñu dara may leen ndaw ñi waxtaan wax dëgg nañu xoolaat seen bopp ñoom it waaw ndax nit mun na jóge Kaolack jóge Touba jóge fële ñëw fii di daan dooleem di rey boppam yor ay kantinam yor leen di liggéey kon ku cosaanoo fi yaroo fi juddoo fi ne man Jakarta rek laa am war nga xoolaat sa bopp moo tax may mottali laaj boobu léegi pour lii nga xam ne mooy mbirum marché bi lii moom jéggi na dayoo ñi ñuy seetaan xam naa dinañu gis salte bi waaye duñu xeeñcu ndax image bi du ànd ak xet waaye fii ku fi yendu ba ngoon fanaan yeewu wér kenn kooku da ngaa blende ndax xet bi moom doy na waar lii nag nit ci boppam moo ko warul nangu nit parce que xoolal mbaam xuux bi lañ fi fekk sànq xam nga mbaam xuux moom lii mun na fi nekk waaye nit mënu fee ne lii échec gu mairie bi la dañ koy wax mu leer waaye échec gu ñi fi nekk tamit la parce que dafa am loo xam ne comme yow sa kër la yaa fi yendu yaa fi fanaan yaa ko warul sax nangu mu dem ba mel nii waaye échec bu njëkk bi échec gu mairie bi la ci d'abord li mu waroon def en terme d'infrastructure ba nga xam ne mbalit mi nañ ko gérer dañ ko war a gérer waaye ci li mu waroon def en terme d'autorité parce que it suñ la dénkee ñu ne la yow lañ teg yoon sa loxo la loi dafa am fu mu toll da nga war a am autorité loolu nag dafa manqué wala dafa manqué woon ñuy dalal seen xel nag loolu jeex na tey d'abord ma wax leen ni bi ma jàngatee problème mu marché yi barki démb dama convoqué conseil municipal daal leen di proposer ay projet ñu voteel ma ko am na 400 millions bu ñu voté pour defar marché yi yéene bi mooy benn dinañu tabax ñaari marché yu bees au moins dañu tabax benn marché bu doodi boo xam ne marché au poisson la jën rek lañ fay def dañuy tabax beneen marché boo xam ne marché aux fruits aux produits agricoles la parce que soo seetee li xew marché Bukot mooy liy ñor yëpp ci biir Casamance dañ koy bëgg a andi foofu loolu mënul ne marché bi attanu loolu donc il faut mu am marché boo xam ne jën rek lañ fay def nga xam ne fële ci quai de pêche bi lañ koy def ak marché boo xam ne lépp lu jëm ci fruits légumes
céréales ak leneen lépp lu ñu ñorreel di ko andi foofu lañ koy yóbbu nit nag mën na dem jëndee foofu ñëw jaay au détail mais kenn dootul andi directement Baneto wala Tilène wala Bukot wala Escale ñu amoon yéene nag tabax yeneen ñaari marché yoo xam ne marché de proximité waaye bi ñu waxtaanee ba ci biir dañu ne na def évaluation marché yi fi ne ba pare parce que soo gisee Gowana bi dem Gowana bi fii la waroon nekk li tax ñu jóge fii dem marché Bukot loolu il faut ñu jàngat ko ñoom nee nañu fii dafa am problème mu transport nit ñi duñ leen fi fekk si bokk na ci li ñu gën a génne comme argument ñu ne donc marché bii Bukot Baneto Tilène marché Grand Dakar marché Goumel am na lu ñu commencé woon Lindiane benn hangar sax mu nga fa au moins ak yeneen yu mel noonu balaa ñuy tabax marché yu bees dañu njëkk a xool loolu lañ ci war a def moo tax marché bi dinañ ci def xaalis defaraat ko waaye dinañ leen ci déglu yéen ñi fiy dund parce que boo bëggee defar da ngay déglu ñu fa ne li ma fi dégg déjà ouverture yi ñu wax nañ ko toj ubbi dugal lii Baneto kii bi Gowana bi dañ koy moderniser duñ ko bàyyi mu nekk nii ay sàkket ak ay yu mel noonu dañ koy def nii bii mais ñu defee ko noonu donc dinañ jël ay matuwaay buñ koy defarit dinañu bàyyi espace boo xam ne pour mbalit mi la dinañu bàyyi foo xam ne dinañu andi bac à ordures yu doy bu gaa yi duyee def foofu waaye dinañu fexe ba camion bi xam nga li ma doon wax ci lii fu mu mën a dund rek nekk fa à l'aise xamal ni nit mënu faa dund nekk fa à l'aise donc dinañu andi aussi fexe ba fan bu ne wala ñaari fan wu ne camions yi jaar parce que ñun bi ñu ñëwee mairie Ziguinchor fekk ñu fi benn camion mbalit buy dox ñaara fi newoon yoo xam ne espagnol yi ñoo ko mayoon Ziguinchor benn bi accidenté nañ ko sànni ko fële booru Escale beneen dañ ko fekkoon mu nekk en panne def nañ ci xaalis defaraat ko parce que mbalit mi li Ziguinchor war a xam mooy dafa am contrat boo xam ne diggante UCG la ak commune bi waaye contrat bi li mu waxoon mooy waa UCG ñoom ñooy for mbalit mi ci koñ yi waaye commune bi moo war a jël mbalit mi ci marché yi ak ci gare routière bi waaye commune bu amul benn camion buy daw naka lay fore mbalit mi ci marché yi kon xam nga loolu problème am na moo tax ñi ngi te am na benn plan bu ñu teg pour jënd au moins ñaar wala ñetti camion yu fekk ci benn bu baax bi fi nekk yooyu suñ ko dajalee gëm naa ni bés bu nekk camions yi war nañ mun a jaar mbalit mi duñ ko bàyyi ba mu daje mais fan bu nekk camions yi war nañ mun a jaar ñëw jël ci mbalit mi waaye loolu bu amee it yéen na ngeen ñu ci jàppale mooy waxtaan leen seen biir parce que li ñu jàpp mooy sénégalais léeg-léeg tayal na tayal boo xam ne sàggan na sàggan boo xam ne da nga ko naan fii la ñuy sànni mbalit bi mu toog fii tayal na dox ba foofu mu sànni ko foofu waaw loolu tamit dinañu jël ay matuwaay dinañu am ay nit ñuy recruter yoo xam ne loolu mooy seen liggéey parce que soo ko bàyyee diggante citoyens yi ci ay xuloo lay mujj wax nga léegi li xew démb am na benn conseiller municipal benn maire boo xam ne conseiller municipal la nu mu tuuti war na am juróom-ñaar fukki at waaye démb dafa wax presque bay jooy bi ñuy def conseil Bukot la ne nee na xale yi dañuy ñëw Gowana bi geneen ñëw sànni seen kanamu magasin koo ci wax mu daggal la saaga te ñun fii xamuñu saaga ndey mu ne soo ma saagee sama xol bi day bugg a génn sama biir xol ndax ñun xamuñu saaga mag mu toll noonu donc loolu soo ko bàyyee seen diggante yéen dina jafe régler mais dinañu am ay agents verbalisateurs yu nekk ci marché yi nekk ci gare routière yi ku def loolu def dinañ la bindal dinañ def taxe bu cher boo ko fayul dinañ ñëw tëj magasin bi tamit loolu suñ ko doxalee kenn ku ne def li mu war a def jàpp naa ni dinañu am marché yu baax marché yu set marché yoo xam ne consommateur bi dina sawar ci ñëw foofu parce que suñ ko deful it ma wax leen ko yéen commerçant yi xam ngeen Auchan day ubbi Ziguinchor xam naa ni yëgagu leen ko juin bii may wax ak yéen weer wi ñu ne Auchan day teg première pierre am décembre lay ubbi magasin am ñun nag duñu ci dara ñoom dafa am nit bu am terrain am moo leen jox terrain am ñu signé ak moom contrat ñu dem ci état bi mu jox leen autorisation loolu ñun mënuñu ci dara kon commerçant yi li ñu war a xam gis nga marché yi bu ñu ko defarul ba mu mel ni mu war a mel kenn dootul ñëw ci marché yi parce que soo demee ci Auchan fekk mu set wicc gis ñu ranger les matériels kii bi produit
mu leer la ni fii loo fi jënd set na du ñu bàyyi foofu ñëw fii ci marché yi di fi nekk di fekk fi sax yeeg mbaam xuux yi kon yéen a ñu war a njëkk a jàppale pour ñu def liggéey bi ndax seen liggéey la seen njëriñ la waaye su dee loolu laal ñu ne duñ ko def ñun fii la suñu teranga nekk ñun dàqu ñu teranga kenn waaye nañu ñoŋal liggéey bi 21e siècle lañ nekk mënuñu am marché yu mel ni marché 1980 mënatul ne donc loolu it il faut yéen ngeen jàppale ñu ci yéen ñii parce que lu ñuy def rek yéen lañ koy defaral su loolu amee dinañ defar marché yu baax yu rafet yoo xam ne même touriste bu ñëwee day am cawarte ñëw seet mais fii ban touriste mooy ñëw fii wala su ñëwee c'est pour photo dugal ne gis ngeen li ma gis Casamance kon loolu moo taxoon ñu ñëw lii nag ana madame l'adjointe fii lii kañ ngeen ma ko fii génneel. voilà tey lañ koy commencé. léegi nii dañ koy def léegi nii. bàyyi nañ ko Bukot. mi ngi terminé liggéey Bukot bi. mu ñëw yeggali fii. rapidement dañ koy génnee. waaye ma am lu leen di laaj ñoom itamit ba xam ndax juboo nañu ñoom. d'accord ngeen parce que dama waxoon ne pour ñu toj cantine yi ñu wut place bi mu mën a def mbalit bi mu am xëccoo seen biir ma leen di déglu boobu ba léegi ndax juboo ngeen ci loolu. loolu mënaguñ ko tranché léegi parce que ñaar dafa am bu njëkk mooy dinañ nettoyer ba mu set te comme fële ci gannaaw kenn newu fa dinañu teg foofu bac à ordures yi bàyyi fi nag ay verbalisateur ñuy surveiller maintenant est-ce que dañuy toj ak yooyu loolu ci plan marché bi ñu bugg a defar ci lañ koy dugal parce que mënuñu commencer toj fii toj fële te amuñu plan normalement architecte bi war na ñëw ci semaine bii war naa ko fi dalal bu ñëwee dina xool dinañu proposer plan bu ñu proposer plan dañ leen di woo yéen waa marché bi ne leen lii la ñu bëgg a def ci marché bi ñu waxtaan ba dëppoo ci loolu bu boobaa dinañu xam fan la ñu war a toj ak fan la ñu warul toj fan la ñuy prévoir pour mbalit mi fan la ñuy prévoir pour toilette yi fan la ñuy prévoir pour jullikaay et cetera loolu il faut mu doon lu ñu defar benn yoon mais soo commencé nii toj te amaguñu plan defe naa day andi jaxasoo mais li am ba solo mooy tey dinañ ñëw commencé nettoyer ko balaa suba bëgg nañ fii set wicc waaye bu ñu ko defee ba pare yéen il faut kenn ku nekk jouer sa contribution ba lii bu mu amati loolu rek la ñu mun pour le moment la ca des comme voté nañu conseil bi ba pare jox nañ ñu autorisation pour ñu defar marché yi ci lu gaaw a gaaw bu soobee yàlla dinañu leen convoquer wax leen li ñu bëgg a def suñ ci déployer ñu lancer appel d'offre bi sélectionner les entreprises commencer liggéey bi waaw. nee naa la am na ñaari yoo xam ne ala kulli xaal dañ ko tabax muy marché aux poissons ak marché aux produits agricoles yeneen yi ñu ne woon dañ koy tabax parce que idée bi mooy lan